jigéen yàgg sàmm di gémm tey la gën a doon jigéen waral ñu for ndeer bàkk la yaa baax ki yeyoo baax xool ko ci yaayu da baax jiw jur mu meññ lépp far baax. salaam sama gars yi salaam sama mbokku internet maa ngi di siyaar ku si nekk sa tur ak sa sant di leen wax yéen a ngi seen émission li si aar bi fii ci SRTV ci beneen numéro comme chaque jour émission bi nga xam ne day fësal bépp ndaanaan boo xam ne yaa ngi fii ci Sénégal tey jii dañuy dalal suñu sister bu tudd sister LB. sister bëggee naa la. Fadel siyaar naa la bu baax di kontaan aussi ci sa teewaay ak ci approche bi nga am par rapport ak émission bi yëg ñu ci sentir ne war nañ ci mën a joxe suñu contribution. ba mbel nga nuyu gaay sama flow dis gànn nga may senni abi gànn sama gànnaay sama arñi boo ma xamul bu ma bañ sama teewaay ci kaw scène dala koy xañ man yaakaar maay star sama taar mu la muur ku nekk ak sa tour du ma def détour dama de lingeer satu buur siiñ njandooy di sa maam ani Marème Rose duma la seen rus yow kurus man see deem yaa ji mu meññ jëriñ yaay sama sëriñ sama jëwrin sukk naa ci yow di ñaan li may ji mu meññ jëriñ respect si gaay sama gars yi tey dañu dalal sister LB instant émission bi commencé gul sax xam nga mu tàngal affaire yi quoi LB dañuy bàyyi xam rek ñu dugg ci affaire yi nga wax ñu kan mooy sister LB. waaw sister LB mën naa ne à la base Selbé Diouf la tudd ci état civil am maa ngi juddoo Dakar Centenaire précisément yaroo fa def ñaari tali dëkk nañ fu bëri pas mal mais Selbé Diouf aussi am na enfance bu yëngatu peut-être nit koo xam ne ni du woon du exprimer wu lu bëri. tout le temps su amee ay mbiram day préférer denc ko pour boppam et je pense que loolu sax moo waral tey sunu nekk rappeuse parce que on avait beaucoup de choses à dire mais on ne savait pas comment le dire et que société bi ñu nekk tey ça te permet pas de parler étant femme ça te permet pas de parler étant enfant du coup on s'est dit que ne peut-être sunu voix war na mën a servir pour ñu mën a transmettre ay messages loolu moo dogal tey ñu am comme turu artiste LB ñu ngi man personnellement maa ngi commencé tate hip hop en 2002 ba ma dëkkee Thiaroye sur Mer fii laa xamante ku ñuy wax Julza xamante woon nañ bien avant mais musicalement ci laa leen di soog a jege approché leen xam na ne man déjà à la base dama doon way parce que sama yaay artiste la aussi danseuse mettre en scène et tout dama daan ànd ak moom ci cérémonie yu bëri suñu musaan ànd aussi dama doon préféré di way boobu je ne savais pas comment faire pour rapper mënuma woon rap jéem ma woon sax bokkul woon sax ci samay vision quoi et que même way bi c'était par passion suñu àndee ma way des fois am ci mooy loolu quoi ba ma ñëwee fii dëkk fii Jules ñëw fa ñu waxtaan mu ne ma pourtant mën nga rap quoi parce que gis naa ne yow am nga charisme am nga style boo xam ne ni tey boo doon rap non vraiment rappeuse bu nice ngay doon man ko non vraiment pour de vrai nekkul samay projet mais je vais essayer aussi de voir entre temps ñuy dóor daaxe noonu xool kërëb ñu convaincre ma Fippu Clan à la base ñaar la ñu woon man ma ñëw ñetteel leen nekk fa jigéen ci période boobu mu manqué woon trop ay jigéen yu ñuy gis ci scène musicale bi et je me dis que ma nekk xale commencé di rap à l'âge de 16 ans dëkk Thiaroye influence bi am ma ñëw nekk damay rap samay premier texte ma ñëw mais naka lay demee mun ma de toute façon bindalal sa bopp li ngay bind yow yaa ko xam yaa koy exprimer bindalal sa bopp foofu laa tàmbalee ñuy mbapat comme ñëpp nekk ci suuf di xëccoo di dem ci ay saayfa di ànd ak ay góor kese en 2005 ñu créé One Mic Sénégal ma bokk ci en tant que membre Fippu Clan ñu commencé def ay activités projeté woon ay album mais xam nga affaire cartel dafa doy waar dañuy dem ba benn moment ku nekk da ngay sentir yeneen orientation musicale mu am ay jeexi jaax retard bi xaw a am foofu mun naa ne retard la du retard parce que may nañu expérience ba tey ñu mën a participer ci affaire yu bëri te képp ku ñu mën a àndal ci musique dañuy wane sunu bopp parce que jaar nañu ci mbapat boobu en 2011 Fippu Clan ci la génnee première single am boo xam ne nii mu ngi représenté sunu tur ak sunu philosophie ak fan sunu site muy Thiaroye sur Mer wane na ñun Fippu Clan Thiaroye la ñu dëkk dañuy fight pour sunu bopp dañuy fight pour yëkkati sunu baat et que loolu moo ñu may tey lépp lu ñu am ci hip hop en tant que sister LB tey mën naa ne déclic bi foofu la jógee parce que dañuy gis gel buy rap metti nekk xale am doole am xadar ñëw rap kii lépp mu nice yaa naan waaw mais kii fan la jógee respect am loolu nekk lu ñu galvaniser Dabrens def na son boole ci suñu turu groupe wane ne ñii ci relève bi la ñu bokk et pour man loolu noonu lu ñu ko may yëpp mooy yàgg ci suuf gëm suñu bopp di liggéey di fight en tant que jigéen yombul woon mais on a su quand même relever le défi relever le niveau ba tey suñu waxee sister LB dinañ wax yeneen i rappeuses suñu waxee sister LB dinañ wax yeneen i rappeuses yoo xam ne ñu ngi prouver te ñu ngi teg seen jéego ci hip hop Galsen.
waaw mais ci biir loolu ñu ngi gis aussi en tant que jigéen nga nekk ci milieu bi naka ngay dundee loolu ak say proches aussi quoi naka ngay dundee loolu. au début c'était pas facile vraiment pour dire vrai parce que 16 ans laa am ne damay rap man sama famille déjà majeure partie bi voilà dañu carré nekk ci jàng bi maanaam loolu la ñu xam quoi du coup soo ñëwee nga ne yow yaay geng sa famille bi loolu lañ ma doon tuddee révolutionnaire bi déjà man maay sama taawu yaay yu si bëri su ma ko musaan gis damay am yu may yëg quoi yu may bëgg a faj damay jàpp ne peut-être su ma amoon doole lii dinaa ko mën a régler et que loolu dafa ma mës a topp début bi gars yi duñ ma gëm dañ naan non kii est-ce que du dafay làmbaatu est-ce que kii dina ci sori ay góor lay àndal am nañ dëgg ay góor lay àndal dëkk bi dafa doy waar ñii ngi tux ñii ngi naan et tout mais man défi bi ma amoon tamit moo doon wan leen ne déjà jigéen la yar nañ ma fu ñu ma war a yaree xam naa maay kan mais am na yeneen jigéen yoo xam ne war naa doon seen référence te pour ma nekk seen référence mënuma tëb rek ñëpp ne waaw su ma nee tëb ñëpp ne waaw war naa xoolaat ne am na lu des mais ba ma nee tëll sama yaay kese man dama koy wax tout le temps moom moo ma gëm ne ma comme que nee nga hip hop ngay def man de maa ngi si l'essentiel mooy buñ lay sedd si gaalu xaj fexeel bu ci lekk et que wax jooju noonu moom laay fexe di sàmm tout le temps ba tey dem na ba sama famille ñëpp nangul ma hip hop bi nangu sama hip hop ba dañ sama kër boo fi ñëwee kenn du ma woowee sama tur ñëpp LB lañ may woowee su ma amee tour de famille dem sama kër bu mag centenaire même paa yi ñëpp ku may waxal ndax ma naan Sister LB kon pour man tamit sama défi à la base accepté naa ko pour wan jigéen ñëpp que ne lépp looy mën a dugg ci àdduna mënul yomb rawatina nga nekk jigéen parce que même góor ñi ci hip hop bi bañ ciy dugg yombul woon amoon na entre guillemets ay wax yu doon am que ñii dañuy drogué wu ñii dañuy bon ñii dañu bëgg a bon du coup il faut aussi nga gëm sa bopp gëm li nga bëgg a wane gëm na yow tamit ci yow la yàlla di jaarale yeneen porte mën a ubbeeku pour yeneen i jigéen. waaw mais ci biir loolu ñu gis aussi jigéen bu nekk ci milieu bi te yow yaa ngi ci milieu bi pare sa yaa andi seeg yow léegi ban message ngay lancé quoi si jigéen yoo xam tey jii ñu ngi ci xam nga ak yow aussi ni ngay dundee loolu ak sa yaay waaw ban message ngay lancé gars yi quoi bon mën naa ne parents yi quoi lan ngay wax parents yoo xam ne tey jii nii seen i doom ñu ngi ci milieu bi xam nga waaw tey bon ñu ngi bëgg ñu retiré wu quoi. man je me dis que ne sama yaay elle a été intelligente quand même parce que jamono bi ñu toll su fekkee ne nit ki nee na dama bëgg a nekk artiste ñu xamee ko porteur de voix ñu xamee ko nit ku war a doxal yoon. loolu mooy base u artiste mooy messager koo xam ne day jot benn affaire transféré ko ay nit ñooñu mën a ci jube comme niñ ci mën a bonee ça dépend ci choix bi ngay def kon moom bu xamee ne loolu laa bëgg li ma mënoon a may rek mooy mu ne ma maa ngi lay gunge parce que su ma gungee dina tax dootuma xalaat def lu bon duma xalaat def lu ñaaw au contraire damay fexe sagal ko ci li may def damay ne parents yëpp que ne amul góor amul jigéen soo xasee am sa doom mu am ay bëgg-bëgg ci àdduna pour man li ëpp solo mooy yow nga njëkk ko gëm ñëpp parce que soo ko njëkkee gëm ñëpp dana ko may force boo xam ne nii fu mu taxaw ci àdduna day mën a représenter boppam te bu représenter boppam représenter na sa progéniture yëpp. mais nañu waxtaan aussi parce que si sa gis nañ la chaque concert xam nga si sa day ñëw ak beneen facette xam nga ñëw yëngal tàngal affaire yooyu noonu bon tout récemment ñu la gis xam mois de juin bi nii événement bi amoon xam nga Festa 2As bi xam nga yaa ngi def loo xam ne tey jii nii mooy loolu ñëpp ngi koy coow en plus aussi nekk ci ay tournées yoo xam ne tey jii nii c'est international te bëgg nañu aussi nga wax ñu lu tax loolu. waaw man dama gëm ne jaar fi ma war a jaar moo ma ko may waaw dama gëm ne patient moo ma ko may dama gëm ne liggéey aussi moo ma ko may parce que gëm naa ne si àdduna lépp loo mën a am da nga ko war a amee ci sa ñàkku bopp du ma naagu nit kese laa du ñàkk sa yoon ay nit jàpp si mais ki neex a jàppale mooy ki gëm boppam xam li mu bëgg di job et que dama yàgg ci suuf di dégg lu nekk di job di muñ di galérer di taxale di dajale samay son bopp di xasal la quoi pour mën a àgg niveau bi expérience bi ma acquérir dama xeebuma woon di def formation fu ma dégg dañuy def formation d'écriture damay dem fu ma dégg dañuy def formation scénique damay dem donte am naa loo xam ne ni don la mën naa ko wax man su ma yéegee ci kaw scène du ma calculer lan laay def maanaam musumay dem concert ne su ma demee damay taxaw ne est-ce que ça va wala non damay bouger gauche wala damay bouger droite li concert bi laaj rek loolu laay def et que loolu day inné si man quoi parce que déjà j'ai une famille vraiment artistique mais terewul loolu pour man ci man la bokk mais li ko waral aussi mooy que gëm sama bopp xàddiwu ma parce que yombul woon ngay xëy di ñaan paas sa yaay pour dem concert di ñaan paas sa yaay pour dem studio des fois mu dëgër nga xëy war a coob doo coob te loolu noonu nga nekk sa taawu gàlle war ko mën a faj mënoo ko faj
dafa am lu bëri luy nekk autour de yow ba nga xam ne nii daf lay galvaniser ba devant tout le monde yow tu es devant parce que da ngay gëm ne yow yaa ci war a génne sa bopp. Et que tournée bi c'est venu dans le cadre des 30 ans du hip hop Galsen Africulture urbaine def ko ñu soxla ay jigéen yu war a représenter Sénégal ñu ne LB de gis nañ ne mën nañu représenter le Sénégal OMG de gis nañ ne mën na représenter jigéen yi ne Sénégal Ivy Crazy mën na représenter jigéen yi ne Sénégal Muna mën na représenter jigéen yu nekk Sénégal DJ Nina aussi mën na nekk jigéen yu nekk représenter jigéen yu nekk Sénégal et je me dis que ne loolu sas la woon ci man sas la woon ci Muna ak ci ñëpp parce que ni ñu fi toll ci artiste bu ñu la seppee ci ñooñu ne la yow kat war nga mën a doxal sa dëkk war nga mën a wane hip hop au féminin bi yow tu es fier de ça te boo demee foofu da ngay xam ne foo amu fa nekkul amiable nekkul sa koñ exemple man su ma demee Caaroy fii di jouer mën naa bañ a rap su ma taxee ne est-ce que ça va rek ñëpp dañuy yuuxu parce que am na familiarité bu am sama diggante ak ñoom sama public la mais imaginez nga dem France maison des métallos avant ñuy dem une semaine avant on a fait guichet fermé internet mu ngi fi kenn médiatisé wu ko dama koy clasher yenn animateurs yi man leen des fois peut-être su góor ñi di def dara yéen da ngeen di dem uti information yi di ko wax di ko ngandal mais ñun def nañ guichet fermé te preuve ñu ngi fi internet du fen tu pars tu tapes Free Voices maison des métallos on te donne les statistiques bi ñu demee Belgique tamit pareil on a eu à échanger avec beaucoup d'artistes def ay affaires yu bëri yoo xam ne ni ça nous a permis de savoir que ne loo mën a am ci àdduna soo liggéeyul doo dem parce que foofu amul xarito amul copinage amul non LB mooy jouer tey nañu dem ma buub sama famille ñu dem non amu fa foofu ku fa ñëw yaa fa indi sa bopp ku fa ñëw dafa am loo bëgg a découvrir si te pare nañu wàcc maison des métallos wàcc nañ fa lépp 1 heure de temps mënuñu ñibbi ñu ngi photo ñu ngi jël ay contacts ñu ngi nekk ak nit ñi sénégalais malien français ñu bëri ñu ngi fa woon daje est-ce que comprendre nga pour wax la rek que ne loolu noonu lu ñu ko may mooy en amont ci suuf dañu mës a gëm ne li ñu mën a am ci hip hop dañ koy fight duñ ko ñaan kenn suñu demee nag ba suñu tour jot nag nga yéex ñu koo jox ñu représenté suñu bopp jëlal suñu bopp drapeau bi te foofu lañ toll. kon gars yi leer na te Sister LB la ñuy dalal xam nga ñu ngi waxtaan moom ci lépp xam nga te incha allah am na yeneen yu des encore di ngeen ko découvrir léegi nii ci kanam xam nga mais ñu ngi gis loolu sànq yaa ngi wax sànq nii nga ne côté animateur yi waaw nga ne yéen daa am affaire yoon def yoo xam tey jii nii ñoom duñ ko nangu fësal bëgg naa aussi nga wax ma yéen genre jafe-jafe ngeen di jànkonteel. non je ne dirais pas que duñ ko nangu fësal mais duñu dem vers l'information parce que yow animateur nga à la base artiste bi mooy génne produit pour yow nga animer n'est-ce pas kon artiste boobu tey bu nekkee génne na produit am wala def na événement yow da nga war a dem vers l'information pour xam artiste boobu événement am boobu lan la ci jëlee lan la ci am mais ñun Sénégal feebar bu ñu am mooy que ne peut-être match bi day jéngee côté arbitre day far bul sonn léegi nag ñun on est conscient de ça en tant que jigéen 8 mars bi fu ñu mën a dem ci plateau yi wax nañ ko nee nañ carrément ñun dañu bëgg waxuñu équité parce que équité amul ci dara mais ñi nga xam ne ñu ngi liggéey muy góor muy jigéen nañ leen jox même chance nañ leen wane nañ leen invité bu mu rax daraay xaritoo wala daraay copinage LB man nangu naa su ma joobul buñ ma invité parce que suñu ma invité lan laa fay wax du ma fa wax dara mais su fekkee ne benn taaji si liggéey na wala benn je sais pas keneen liggéey na à l'encontre de sama liggéey man kooku bu ñu ko invité du ma gis sama bopp damay jàppane seul le travail paye animateurs yi encore une fois loolu laa leen di wax que ñun ñoo mën a jàppalante suñu biir liggéey bi schéma la damay liggéey jox la nga teg ko ñu fay la man ma fayee ko ci sama liggéey kenn moomul kenn soo ma tegee di nga am soo ma tegul di nga am man tamit su ma génnee di nga am su ma génnewul di nga am mais dafa neex bu ñuy wat gaal ñu yëgoo te loolu dafa am solo. kon gars yi yéen a ngi ko déggandoo message bi leer na Sister LB mën nañu jubluwaat ci beneen question xam nga parce que aussi bëgg nañ nga wax ma yow lan mooy sa vision ci hip hop Galsen bi jamono jii nii. sama vision moom vraiment mooy yóbbu hip hop Galsen fu ko kenn mësta yóbbu parce que on a beau dire international mais des na et que loolu liggéey moo koy may ak gëm sa bopp et dama gëm ne loolu man mën naa war naa bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy laaj exemple noo def ba international di la kiffe man war naa mën a toog ne nii laa def ba ñu may kiffe am naa chance nag boo xam ne nii c'est grâce à Africulture ma génn benn yoon changé wuñu benn mbir bu ñuy def hip hop lañ fa yóbbu à la base ni ma doon rabee laa fa rabee waaye defuma fa leneen lu ma fa deful mais nit ñi dañoo apprécier dama pare am ay retour kon loolu noonu après da ngay taxaw seetlu te ba pare hip hop bi tey jigéen ñi ci nekk bari na
sama fight man personnellement mooy que ñoom ñu gën fi am baat ñu gën fi fës ñu gën fi nekk te loolu pour mu am mooy foog ñu job lan moo ñu koy may dañu soxla studio dañu soxla ay télé dañu soxla ay rajo comme ñëpp naka la ñuy def ba am ko et je me dis que fight boobu noonu man ça me concerne parce que man ci lépp lu ma mës a dox dama mës a gëm ne jigéen warul des gannaaw ci dara et que loolu combat yoo xam ne nii la maa ngi koy mëne en amont su jaree nag ñu lijjanti ndànk job ndànk te lu ñuy wax rek da ngay liggéey bés bu sottee bruit bi mooy yëgle et que jàpp naa ne yooyu ci samay vision la bokk mooy gën a ñoŋal image yu jigéen ñi nekk ci musique hip hop sénégalais en tout cas ñu mën a xam ne seen wàll mu ngi ci game bi dañ ko ñëw jël bu ñu ñaan kenn lu mu metti lu mu yàgg boo gëmee sa bopp benn fan yàlla dalay jox succès waaw parce que même nit boo xam ne day sàcc da ngay gis ñu ne la sàcc bi moom immeuble bii te pourtant baaxul mais yàlla dafa def ne yaqin boo ko amee ci dara gëm-gëm boo ko amee ci dara mu yéex ak mu naaj bés day jot sa jant fenk parce que ñu ngi gis aussi mois de mars bi yaa ngi def benn sound bu tudd jigéen di rendre hommage jigéen ñi quoi waaw sound bu cool bu nice ñëpp apprécié def nga ko clip sax xam nga après xam naa gars yi ci kanam tuuti nañ ko xool xam nga léegi yow bëgg naa aussi nga wax ñu lan moo la inspiré ba nga teg loolu noonu. c'est que man dama am benn dund bu xaw a doy waar dama jóge ville nekk boy town transgressé dem ba dëkk banlieue dëkk naa fu bëri ci banlieue bi dëkk naa Caaroy dëkk naa Yëmbal dëkk naa benn barak dëkk naa Tali bu Xonk maa ngi shadaabtu ñëpp di leen siyaar parce que foofu yëpp pour man am na lu ma fa jëlee mais ba ma dëkkee Yëmbal dama daan yeewu 5 heures du matin pour dem dóori waar wala sama rakk di jàngi ma koy gunge mais damay gis ne oto yi soo si duggee da ngay compter ñaata góor a siy nekk apprenti bi la ak chauffeur bi ñi fa nekk ñëpp ay jigéen lañu ñii dañuy dem marché poisson ñi dañuy dem marché Caaroy dañuy tas dem uti balaa 8 heures 9 heures ñu dellu si seen kër togg jox seen njaboot man ma am yaay gis ko coono bu muy daj ci njabootam bu musaan dem xew jamono boobu ay barket xewul bu ñu defee si plate nii da koy jël def ko ci saagam lu mu guddi bu yegsee daf ñuy yee nañu jug leen am séddale ko benn pooju ginaar benn neem benn beñe c'est des exemples yu ma am en ne plus en finir am na gis samay sista yoo xam ne dañuy xëy chaque jour di fight pour am respect et loolu yëpp laa dajale ma ne pour sama premier opus parce que bëri na ay thèmes yu ma mën a développer mais pour sama premier opus man sama jëm bopp rek doy naa ci exemple ne jigéen dafa war a am ngërëm dañ ko war a jaajëfal te pour man keroog Jules doomam bu ndaw bébé yaay mu ngi ma koy wax dafa ñëw seet si ma mu ne ma bàjjan Selbé waaw lu tax ngeen a yàgg dégg waa góor yéen ay góor ngeen man ko noonu duñu góor mais dëkk àdduna dafa féetewoo noo xam ne ni bu ñu gisee nit di avancer dañuy jàpp ne góor moo war a yeyoo loolu parce que jàmbaar dañ ko mën a définir ci góor moo tax ma ne yàgg dégg waa góor mu ne ma kon dëgg la kon loolu la ma ne ko waaw pour te dire même xale yi ñu ngi ci am ay idée te munoon naa ne yàgg dégg waaw jigéen mais su boobaa impact bi ma bëgg du am et je me dis que loolu yëpp laa dajale moo ma inspiré ma ne si sama premier opus en tout cas en tant que Sister LB en solo loolu laay jëmmal loolu laay wane ne kat jigéen ñi am nañ fi seen place te jot na nag ñu reconnaître ko waaw. léegi lan la ñu mën a xaar ci yow instant nii yan projet la ñu mën a xaar. projet yi bëri na personnellement am naa projet boo xam ne album bu concerné Fip Clan la mu ngi en programmation mu ngi en vue gars yi ñu ngi ci. n'est-ce pas mais am naa projet boo xam ne nii en tant que si man sama projet personnel bëgg naa génnee benn EP incha allah avant décembre bi di teru bëgg naa aussi focus ci sama album bu gannaaw bu album Fip Clan génnee bëgg naa aussi focus ci sama album boo xam ne ni dina wane sama jaar-jaar sama trajectoire fi ma egsi dina wane lan laa jot a gis lan laa jot a jànkonteel dina wane ñi ma jot a collaborer ci sama life dina wane ñan ñoo ma jot a pousse ba ma egsi fi ma egsi dina assembler daal en quelque sorte sama biographie mais textuelle. kon gars yi leer na tey jii nii ñu ngi dalal Sister LB di waxtaan ak moom ci lépp loo xam ne tey jii nii yéen fans yi bëgg ngeen ko xam LB dañuy delluwaat rek nga wax ñu bon ban message ngay lancé jigéen yi parce que gis nañu aussi violence yi métti na te yow en tant que jigéen tey jii nii acte boobu noonu ñun muy góor def ñuy métti sa waxtuma la yow jigéen bëgg naa aussi nga lancé message boo xam ne tey jii nii ñëpp dañ siy jëriñoo. loolu lu ñuy dëkk di jooy la lu ñuy metti la parce que du góor ak jigéen loolu nekkul problème parce que ku nekk ci àdduna ci jigéen nga jaare pour doon góor ki nga doon président ministre loo mën a doon kon boo gisee ñuy néewal doole jigéen daf lay metti soo gisee ñuy xoqatal jigéen daf lay metti mais encore une fois rek di wax ne gis nga nit ki lépp loo dund yow lay neex
parce que violence boobu tey am nga ci pexe viol boobu am nga ci pexe agression verbale yi agression corporelle yi am nga ci pexe yow yaa naan na dakk mu dakk saa yoo jëlee décision ne stop dootul amati pour man loolu la ci man en tout cas ci éducation boobu laa ma que aussi parents yi surtout côté viol di déglu seeni doom di leen may nopp di leen seetlu voilà man dañ ma mës a wax ne bu la sa tonton woowee wala benn diw si koñ mi ne la kaay ma yónni la tàngal am ma xool sa taat wala ma xool sa lii ñëwal wax ma ko maanaam dama mës a am open mind par rapport ak niñ ma yaree que ne lépp loo xam ne bokkul ci liñ ma yaree su ma ko nit naree def loolu danaa la boole après nag ñooy gëm wala duñ gëm man danaa wax. Selbé mot de la fin. waaw di kontaan rek di kontaan ci yow vraiment yow sunu frère nga nit ku ñu xamanteel lu yàgg la te musul ñaaw aussi nit ku ñu yéene en tout cas avancé ci milieu animation lañ vraiment gis nañ jéego yi ñu ciy teg te ñu ngi lay ñaan mu gën a yokk ñu ngi lay ñaanal mu gën a avancé ba nga xam ne nii tey dañ lay xëccoo ci télé yëpp international ak national su ko defee ngay choisir naan noo fii laa bëgg fële laa bëgg di siyaar ñiy seetaan émission bi yëpp di leen ne kontaan naa ci partage ak ñoom moment bi et que porte yi ubbeeku na saa yu ngeen ko bëggee fu ngeen ko bëggee nu ngeen ko bëggee man je suis présent pour tontu question ñi nga xam ne ñi tey ñu ngi ñuy suivre internautes yi di leen wax ne respect si ñëpp peace love and harmony and have fun. sama gars yi te yeneen nekkoon seen émission li si aar bi fii ci SRTV te dañu daloon suñu sister bu tudd Sister LB di leen jox dig daje la prochaine fois ak beneen invité di leen wax bu leen fàttee abonné ci chaîne bi SRTV bëggee